خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون Asfiyahi leeru Tiwaawan. Malick ngeen yëpp ngeen pëndal seen tànk pëndal seen ay dàll ba ñëw fii déglu conférence bu am bii solo di seen bees nopp ci seen tur yéen ñëpp maa ngi sant Bachir di ñaan yàlla gën ubbi ko defal ko fat ba fu mu taxaw rek di màndargay école Seydi Hadj Malick ndax kii mooy école Seydi Hadj Malick may jox kàddu gi beneen professeur bu nga xam ni liggéey na lu bare si li Seydi Hadj Malick bind ak li njobootam bind mooy oustaz Aziz Kébé professeur ici à l'université lii ma wax mën na ko témoigner amphithéâtre bi ni mu feese man de yàgg naa di fi ñëw mais c'est la première fois ma gis mu feese nii kon nag Abdou Aziz vous avez la parole. jërëjëf Cheikh El Hadj Mansour bi ngay wax ni salle bi feesee am na ñu fi nekk te xam nañ ni mësul feese noonu sama xel wax na ni man xam naa ci dara parce que fii laa nekk. Allahu akbar. maa ngi gërëm sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ma boole ci waxtaan bu am solo bi ci kilifteefu Serigne Mansour Sy Djamil mu teew représenté njabootu Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu gépp dalee ko ci xalifa bi Serigne Mansour Sy Aboubacar Serigne Aboubacar Sy Mansour ak ki nga xam ne moom mooy parrain wu bëccëg bi di Serigne Aboubacar Sy Dabakh ñu koy gën a xam ci turu Njool Fuuta ak ñi nga xam ne ñépp ñoom ñooy famille Cheikh El Hadj Malick Sy ki ci gën a mag ba ci ki ci gën a féete ndaw xëy na sañu maa wax ki ci gën a ndaw waaw ndax samay kilifa lañu maa ngi ci sa ndigal nuyu suñu sang yu jigéen yi ci suñu kanam dama gis Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh radiallahu taala anhu mu def loo xam ne lu tumuranke la defe naa gisaatuma ko feneen mu def tawassul mu feebar dem ci rawdu Cheikh Tijani Chérif il Fatimi def tawassul ngir yàlla defal ko shifa mais tawassul boobule mi ngi ko def ci ay maamam yu jigéen ak ay bàjjanam def ko ci ay jigéen kese kese maa ngi jéggulu sax li ma wax jigéen kese kese loolu yëpp aada la rek def ko ci ay jigéen lu muy tekki moom mooy Mawlana Abdoul Aziz Dabakh dafa jàngale foofu ni as silsila an nuuraniya bi nga xam ne ci la ñuy jafandu di ci yéeg degré par degré ba yegg ci alqutbul maktum ba yegg ci rahmatan lil alamin ba yegg ci xadaratu rabbaniya yi silsila nuuraaniya yooyu le daf ci am càllale yoo xam ne góor la am ci càllale yoo xam ne jigéen la kon suñu sang yi ñu ngi leen di nuyu di leen di teg seen place seen maqaama di leen jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay mbooloo mi ngeen jéggal ma dama daanaka tardé gi maa ko sabab dama nekkoon ci beneen panel à Ngor mu xaw a naaj
bi may dellu si suma turandoo ju baax ja Mawlana Abdul Aziz Al Amin yàlla na yàlla gërëm ay jëfam te yërëm ko te taas nu ci barkeem dama ko mës a wax sëriñ bi jéggal ma ndax nangam ak nangam ak nangam mu ne ma zanbul muhibbi maghfuur mu ne ma ki nga xam ne soppe la ak tooñam des koy baale ma bëggoon sëriñ Mansour mii nga xam ne maa ngi koy wax xale yi man leen sëriñ Mansour musuma dajeek moom jox ko loxo lu dul mu ne ma Aziz ndax jàng nga téere sàngam moom duma wax ni am na baat bu tubaab yi di wax ci koo xam ne dafa day dëkk ci bibliothèque bi non non ñemewuma ko tudd di tudd baat boobu mais moom ma wax ni c'est un habitué des bibliothèques mën naa wax sax beneen baat c'est un pilleur des bibliothèques en tout cas man musuma dajeeg moom te waxuma téere bu bees livre bu bees auteur bu bees bokk na ci ñi nga xam ne yokk nañu sama culture parce que su ma ko waxee ma wuti ko jàng ko ma bëggoon mu jéggal ma nag ma livre bi maa ngi ko jënd bërki démb mi ngi tudd sur les pas de Sidi Ahmed Tijani voyage dans sa zawiya aux 4 coins du monde ki ko def daf ko def ci arab ak ci français ala qadami Sidi Ahmed Tijani jigéen la li ma doon wax léegi Yasmina Asbih mu topp ndëggu Cheikh na Cheikh Ahmed Tijani Chérif il Fatimi ci zawaaya yi nga xam ne yépp ci turam la soso à travers le monde ba ci fii ci Sénégal mu def ko catalogue mu am solo lool ba ma ko jëkkee jënd suma turandoo ju baax ja laa ko joxoon Al Amin mu dem bërki démb bibliothèque gisaat ko jëndaat ko ma bëgg Serigne Mansour jéggal ma indi ko jox ko ni ko au grand Serigne Mansour Sy Djamil qui incarne l'essence de la pensée du grand maître El Hadji Malick apprendre pour agir Ya Mansour khuzil kitaba bi quwwa ah masha Allah bal darat zawaya ammat mazayahu bal darat zawaya mazaya ay bal darat ya ammat mazayahu ay bal darat zawaya خلفاوي ثم صلاة وتسليم الخليفة غينان السيد جابل آمين حقا ما تحيا صلاة تسليم الخليفة غينان السيد الجابل آمين حقا ما تحيا jazakumullah ahsanal jaza sëriñ ma nuyu sama sëriñ sama xarit tamit di sama collègue di professeur Habib Sy professeur Habib yàlla na yàlla guddal sa fan te wéral say cër il fait un excellent travail ci suuf bu kenn xamul mais tabarakallahu ñaanu maamam la woon en tant que professeur en médecine ñun xam nañ ci dara parce que ñun ay màggat la ñu yore te màggat yépp xam nañ kan moo leen di sulaay barakallah lu jëm ci waxtaan wi Seyd Bachir nga xam ne huwa ana hu la fécondité de la pensée de Maodo j'ai délibérément choisi le mot Maodo parce que baatu Maodo titre la mais baatu Maodo qualité la mais baatu Maodo maqaama la te Maodo moomu tuddeewu ko boppam papam tuddeewu ko nijaayam tuddeewu ko dafa am histoire donc j'ai délibérément choisi baatu Maodo ci jamono yi ñu dund effectivement Serigne Mansour les jeunes bi ñu ñëwee seet si ma di ma proposer pour boole ma ci yiw wii coow li amoon ci ginnaaw amagul woon
ci gannaaw si bi le coow li am bi ma jokkoo waatee ak ñoom sax nee naa leen daanaka les événements vous ont rattrapé les événements ont rattrapé votre thème parce que bi ñu koy tànn boobu wax dëgg yàlla coow li amul woon ñu wax ni ci jamono yi ñu nekk les repères se sont embrouillés ndax jamono joo xamante ni la société dafa am benn dérégulation bu ci am ak man nañu mënatuñ sax wax wolof joo xamante ni nit ñi dinañ ko dégg maanaam li ñuy tuddee le discours public ki war a wax ci penc mi jariñu jag loolu moom moo firiku ba nga xam ne ñi warta wax ci penc mi ñoom ñooy wax ci penc mi wax jooju ñuy wax ci penc mi te amul njëriñ àndul ak diisaay bi nga xam ne moom la waxu penc war a diis parce que waxu penc dafa war a diisu maana alquranul karim moo ko wax ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi inna sanulqi alayka qawlan thaqila dinañu wàcc ci kaw yonent bi kaddu gu diis lu ko diisal diisaayu maanaa la diisaayu sens la diisaayu signification la donc kaddu penc su diisul diisaay boobule am sens am lu muy wundu su amatul lu muy wundu bu génnee ci penc mi dafay dellu gannaaw penc mi dafay yàqu jamono jii ju nekk nag kaddu penc diisatul dafa woyof kaddu penc setatul dafa tilim kaddu penc raayatul góom da koy wunni kaddu penc ñawatul day xotti kaddu penc nekkatul diagonal bi nga xam ne dafay fexe ba ñaari tomb yu niru ni mënuñoo laale mu laalale leen kaddu penc melatul noonu leen jamono yu mel noonu nag bu dikkee dafa normal ay ndaw yuy woote woo ci bokk ci valeur yi tijaniya di jàngale kër Cheikh Ahmed Tijani Chérif il Fatimi di jàngale woo ñu pour ñu dellu siwaat naan ci mbënd mi nga xam ne ci source bi nga xam ne fa la xalaat bi defar wala bokk benn ci xalaat yi defar Sénégal doon balle muy xalaatu Cheikh na Mawlana Haj Malick Sy radiallahu taala anhu dëgg la dafa urgent ñu war a dellu siwaat ci xalaatu Cheikh Haj Malick Sy radiallahu taala anhu ngir ñu leerale ko sunuy jëf yi nga xamee ni góor gu mag googule ak daara ji nga xam ne moom la sos muy école boobule ak ñi nga xam ne ñoo ko donn ba ci sëtam yii ñoom la yàlla teg ci seeni loxo ñu war koo saytu ba nga xam ne ñii doon noon loolee ci deret mais donn ko itamit ci banit parce que doomu leer la doomu der la doomu deret la doomu banit la c'est les enfants génétiques mais c'est les enfants de la patrie te jenn ndey moo ñu bokk jur muy Sénégal borom kër gi sax tuddee woon na kër gi ni foofu sax d'ailleurs kër yàlla la su ma turandoo ju baax ja al amin yàlla na yàlla yokk gërëmam te gërëm ay jëfam te taas nu si barkeem mus na ma nett li mu ne Cheikh El Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu dafa mës a am bés mu nemmiku ni ci njaboot yi am na ku mu fi gisatul muy laaj nee na bu laajee ana diw ki nga xam ne moo doon kilifaam ci jigéen ñi feneti tontuwul mu beneen bés mu laajaat ko nee na mu nakk ni mu gëdd ko ni ko ana diw dafa dee ngeen ma koy nëbb walla nee na soxna si ni ko déedéet si dafa juum téyewul boppam ñu nax ko mu jële ca ëmb ñu delloo ko ak ay waajuram alamin ni ma Cheikh El Hadji Malick Sy ne aha loolu la mu ne ko waaw loolu la mu ne
ngeen waajal ma sama ëmb dajaleel ma samay bagage ma bàyyi leen ak seen kër wuti fu ma dem soxna si ni ko déet si su amee kuy génn ñun ñooy génn ndaxte ñun ñoo seetaan ba sa kër lu la neexul di fi am Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ni ko déedéet dama yaakaaroon ni kër gi kër yàlla la bu fekkee kër gi kër yàlla la yàlla mooy seet lu ko soob mu dogal ko fi mais comme yéen seen kër la yéenay seet lu leen soob ngeen dogal ko fi man ngeen defaral ma sama bagage ma dem kër yàlla lu doy waar. Donc les héritiers de Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu aujourd'hui ces héritiers yi nga xam ne moo leen jur ak ces héritiers yi nga xam ne ñoo ko fekk si ñépp ñoom la jeunes yi woo tey pour ñu delluwaat naanaat ci source boobu la moo tax tey bëggoon naa ñu vérifier ay mbir dama bëggoon ci tomb bu njëkk ñu def ñu exercer wu ci leen dañuy vérifier ndax école Maodo ndax am na on va vérifier la réalité de l'école de Maodo et de sa pensée ci naka nañu laaj lan mooy les éléments fondamentaux sans lesquels on ne peut parler ni d'école ni de pensée dañu seet mbir yi nga xam ne su nekkul kenn du mën a wax ni école am na kenn du mën a wax ni xalaat bu ñuy xalaatee école am na ñu vérifier ndegam loolu am na kër Alaaji Malick wala amul kër Alaaji Malick bu ñu weesoo loolu nous examinerons cette pensée au prisme de la production du fils de Ousmane Taba alayhim arrahman ñu xool ndegam école am na ba pare est-ce que école boobu am na lu mu produire su ñu defee exercice boobule ci la ñuy gën a mën a xam fi ñu wéeru lu tax ñu wéeru fi ak naka lañ koy saytoo téye ko dëgëral ko valoriser ko ci suñuy wax ak suñuy jëf école Mame Maodo mythe la wala réalité dañuy njëkk a examiner dañuy njëkk a xool ci suñu métier la bokk suñuy seet mbir ñu seet concept yi li Cheikh El Hadj Mansour doon wax léegi kër gi dañuy conceptualiser mais dañuy njëkk a xool concept yi ñuy utiliser le concept de école de pensée le concept de mythe le concept de réalité lan mooy mythe dama xool ñaari définition benn bi mu ne un mythe est une construction imaginaire aw léeb la rek qui se veut explicative des phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion loolu day am film bi mu ñu wan léegi d'ailleurs le professeur Thioub mi ngi koy wax le récit historique mën na fondé wu sur des mythes maanaam ay nit ki ni mu bëgg mu nekk wala li mu bëgg ñu dégg ko wala li mu bëgg ñu xoolee ko noonee mu ràbb ko aw léeb ba pare léeb googee mu di ko doxal ba mujj mu mel ni dëgg la dëgg googalee fekk na mi ngi soqi ko rek ci imagination ak bëgg-bëggu boppam beneen définition bi mu ne le mythe au sens général et particulier c'est un récit ça revient d'ailleurs au niveau du récit historique dont les éléments ne coïncident pas avec la réalité intégrale xëy na tuuti dina ci am réalité leneen du ci am réalité mais qui imaginaire reproduit par voie de tradition orale ou écrite une tentative d'expliquer une difficulté d'ordre moral ou métaphysique est-ce que lii ñu wax applicable na ci kër El Hadj Malick wala applicableul ci kër El Hadj Malick nañu xool nañu ànd xool nañu ànd xool ndegam aw lépp dafee nekk ndegam lu génnee ci suñu xel kese la wala ndegam mën nañoo fekk li ñuy wax mu nekk lu nit mën a teg loxo joxoñ ko décrire ko wane ko mën nañu wax ni Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala am ci dundam ci juddoom ci jaar-jaaram Cheikh Bachir wane na ko léegi ci tukkeem son parcours socio-religieux ci génn àddunaam ci ni ñu ko defaree
ci ni ñu ko dugalee ci biir suuf ak ci ni nga xam ne noonu la ñu organiser ak ndonoom ci gannaawam amul dara loo xam ne aw léeb la lu ci nekk lu nit mën a teg bët la lu ci nekk ay nit fekke nañ ko ay nit bind nañ ko rien dara ci dundu Mame Maodo dara du ci lépp dara du ci légende nit la nit la nitu suux la nitu yax la nitu xel la waddeewul asamaan génnewul ci kaw suuf c'est un homme de chair et d'esprit il a vécu dafa dund la condition humaine li nit di jànkonteel ci jafe-jafe ci xiif ci mar ci ñàkk ci am ci ragal ci am yaakaar ci loolu lépp da koo dund la condition humaine da koo dund au su et au vu de tout le monde ñëpp gis nañ ko ñëpp fekke nañ ko te amu ci woon dara loo xam ne dafa nekk ci moom lu muy jàppe comme lu ñuy rus wala luy jur ci moom benn complexe parce que moom mi ngi doon wax tout le temps doomu Ousmane la jaamu yàlla ci ay mbindam sax day wax waxuma sax abdun zalilun abdurrahman taaba alayhim arrahman ila axiri zalik malik ibnu Ousmane taaba alayhim arrahman loolu dafay wane ni dafa nangu ni moom condition humaine bi ni ko ñëpp di jànkonteel noonu la ko war a jànkonteel mais daf ko jànkonteeg mool dafa jànkonteeg jafe-jafe yooyu la mu tëgg ci moom li ngeen di tuddee un mental de vainqueur turu Mansour mii mooy mentalu Mame Maodo Mansour mooy un victorieux Mame Maodo c'est un victorieux te di ngeen gis ni c'est un victorieux non pas parce que dama ko bëgg a tagg mais c'est un victorieux parce que dafa jànkonteeg ay jafe-jafe bëreeg moom daan leen et loolu moom moo tax mu nekk un victorieux moo forgé ci moom un mental de vainqueur face aux défis de son époque te musul jëfandikoo li ñuy tuddee ay subterfuge maanaam ay pexe musula bëgg yi tamit li ko yàlla may ci ay ndam mu laxasee ko ay karaama musula bëgg yi tamit ñu bindal ko dara luy niroog ay lépp wala ay légende wala ay miracle d'ailleurs Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wax na ni Mame Maodo dey ak wilaayaam jànq la mosu ko utiliser ci dundam nit la ci biir nit ñi li nga xam ne mooy ngànnaayu nit moom la jëfandikoo le savoir l'endurance l'éthique ñett yi moom la jëfandikoo moom la àndal Serigne Mansour wax na léegi ci wàllu le savoir bi muy wax wa allama aadama al asmaa kullaha yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi maa ngi tàmbalee ci sax fi nga tàmbalee gis ngeen diine daf ñu jàngal même toutes les méthodologies sunu boroom daf ñuy wan ni la responsabilité boo koy jox nit da nga koy jox d'abord koo am ci moom confiance ensuite nga jox ko am compétence mooy li la Serigne Mansour doon wax fas na nga ko abal na nga ko jox ki nga xam ne moom mooy xaritam su fekkee ki nga wóolu amul compétence ki nga wóolu amul compétence da nga koy defal renforcement de compétence da nga koy dugal séminaire defal ko renforcement ba mu am compétence yi nga bëgg nga sox ko jox responsabilité loolu la yàlla def ak aadama fii la fekk iblis ak jinne yi lañ njëkk a bind ci doomu aadama iblis am na lu mu liggéey ba sunu boroom jël ko yéegal ko jox ko ay fonctions yu malaayika mais bii responsabilité jotee yàlla wóoluwu ko dafa créer aadama nar ko jox responsabilité iblis moomu lay defe ne moom moo ko yeyoo parce que moo dëkkoon fii mu defe ne xam na lépp fii malaayika yi tamit dañu defe ne diggante mbindeef ak yàlla tasbih ak taqdis rek la wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ndekete sunu borom bëgg na tasbih ak taqdis waaye am na yeneen xeetu tasbihaat ak yeneen xeeti taqdis yoo xamante ni nit ki mun na ko def te du nekk malaayika parce que nii ñuy def di julli suñu taxawee nekk benn rang imam nekk ci sunu kanam wala ñu wër sunu malaanum wazifa
di tasbix sunu borom inna la nahnu saafuun wa inna la nahnu almusabbixuun état boobu ca la ñuy nekk xaala saafuuna yooyu la xaala musabbixuuna yooyu la nit daf cay nekk ci jamono yoo xamante ni mi ngi def li malaayika yi def ad vitam aeternam moom benn moment la koy def yore seen xaala moo tax sunu borom subhanahu wa taala joxu ko malaaka yi joxu ko iblis nit la ko jox mais nit aussi xamagul woon lépp pour mu xam lépp il fallait que ñu defal ko ce renforcement de compétence moo indi wa allama adama asmaa kullaha ba pare mu exposé ko réponse yépp nekk réponse yu juste te ñoom amuñu réponse yooyu la parce que kenn defal leen renforcement bi ñu leen defal. Cet appel au savoir moom la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jot iqra balaa wasjud waqtarib iqra bismi rabbik wasjud waqtarib ci suuf iqra la ñu tàmbalee soog a ñëw wasjud waqtarib Cheikh El Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu mu comprendre ni dañu nekk ci benn société boo xam ne société de domination société de violence société de déperdition société où les repères se sont embrouillés mais société la de renouveau également mais loolu lépp pour nga corriger ko pour nga réformer ko mënoo ko réformer lu dul boo jaaree ci méthode bi suñu boroom joxe mooy wa allama adama al asmaa kullaha moom tamit mu tàmbalee ci la promotion des savoirs waxuma du savoir mais des savoirs parce que c'est le savoir-faire et le savoir-être ñett yooyu yëpp la boole daawtukum et on y revient en 2019 le savoir l'endurance et l'éthique yooyu ñooy tax nit mën a dominer toutes les adversités te doo ci boole coow li Serigne Cheikh Tidiane Sy doon wax naan soo jëlee muñ nga sotti ko ci nit nee na nit kookule moom ak contingent bu dul def bruit ñooyam c'est-à-dire am na doole wu armée mais du dul coow loolu moo doon Mame Maodo son héroïsme ak njàmbaaru Mame Maodo nekkul loo xam ne dañ ko war di léebe wala ñuy wane ni dafa not ay nit wala ñu wane ni dafa def ay xarbaax njàmbaaru Mame Maodo dinañ ko wane léegi incha allah la ñu ca xam parce que xamuñu lépp Mame Maodo soxlawul woon ñu di ko defaral li ñuy tuddee des constructions narratives parce que mag ñëpp kilifa yëpp famille yi ndongo yi soppe yi dañuy def ay constructions narratives ba mu jur sax ay fenqo avec la réalité Mame Maodo la ca El Hadj Rawane Mbaye wax laa leen di nettali nee na le mérite de Malick Sy n'était pas d'être le favori du sort qui l'épargnerait de tous les maux sociaux la condition humaine Mame Maodo daf ko dund ba mu jeex son mérite résidait plutôt dans le fait que les difficultés qu'il a vécues n'ont pu en rien affaiblir sa détermination d'aller de l'avant. Il était armé d'un courage, d'une clairvoyance et d'une patience telle qu'il lui était difficile de reculer devant l'adversité qu'il a toujours côtoyée. Soo jëlee la courbe de vie de Mame Maodo da ngay gis lu yomba topp la parce que Mame Maodo il a laissé ses empreintes. C'est traçable sa vie dundam lu ñu mën a topp la c'est traçable juddoom ba keroog muy wuy ji boroomam fa mu jànge ña ko jàngal Seyd Bachir wax na ko léegi les diplômes qui lui sont octroyés parce que Mame Maodo jàngul rek noonu bàyyi dafa jàng ay maître ay boroom xam-xam nattu ko jox ko ay ijaazaat ci alquran Warsh Naafi Qaaluun ijaaza ci xadis nu ñu koy tuddee al asiha u sitta les 6 authentiques Bukhari Muslim Nasa'i Abu Daoud Tirmizi ak Ibn Hanbal ñooñu ñëpp ñu defal ko ijaaza ci ni xadis yëpp peeg na ko defal ko ijaaza ci ilmul xadis parce que tari xadis ak ilmul xadis du benn les sciences du xadis loolu yëpp Mame Maodo daf ci yore ay diplôme yu ñu gis ña ko bind kañ lañ ko bind lu tax ñu bindal ko dara du ci lépp
donc loolu bu ñu ko gisee mun nañu laaj suñu bopp léegi Maam Maodo xam nañu fu mu juddoo xam nañu ñi ko jàngal xam nañu fu mu jànge xam nañu diplôme yi ko am yi mu am gis nañu jéego yi nga xam ne def na ko ak xeex bi nga xam ne xeex na ko pour am autonomie financière parce que le turandoo mën naa ko tuddee noonu Malik imam Malik la mu waxoon ndongom la Shafii ba Shafii yi dee ber daara mu ne ko maa ngi lay digal lii daanaka mën nga ko gis ci Maam Maodo mu ne ko maa ngi lay digal boo demee bul dëkk àll ba parce que réew yi àll day tax xam-xam dee parce que xam-xam li koy dundal moom mooy renouvellement wu hypothèse yi moom mooy yu yees yi génn ñuy laaj ndax li ànd nag diine ndax li àndul ak diine Maam Maodo bi muy tontu ci affaire weer wi par le télégraphe loolu bu nekkoon ca kaw ga xëy na ces questions ne se poseraient pas donc imam Malik ni ko bul dëkk ca àll ba parce que boo dëkkee ci kaw gi dafay tax sa xam-xam du sëq bi ci des mu ne ko na nga wut looy dundee te bañ di dundee àddiya parce que dafay tax doo am sa autonomie ñetteel bi mu ne ko na nga wut koo xam ne moom ngay méngool mu nekk sa wali maanaam mu nekk sa tuteur ndax ñu la koy ruuse Haj Malik radiallahu taala anhu ci effort yu mu doon def donc pour am lu mu dundee moom moo doon pour mu mën a sàmm son autonomie sàmmal ko njabootam sa famille sàmmal ko ses disciples sàmmal ko ñi nga xam ne ñoo ko wër donc dundu Maam Maodo mën nañu wax ni lu nekk mën nañ ko tracer maintenant qu'en est-il de sa pensée xalaatam qu'en est-il de son école ndax am na école nañu jéem a tontu d'abord lan mooy école de pensée qu'est-ce qu'est une école de pensée dictionnaire yi ñu ne une école de pensée désigne un ensemble de personnes mbooloo qui partagent des opinions semblables bokk xalaat ou un point de vue similaire en philosophie ou dans leur discipline académique moo xam ci fiqhu la moo xam ci naxwu la moo xam wala même ci dans leur croyance est-ce que ci tariqa bi ñi ngi ci silsila sàngam wala ñi ngi ci courant sàngam wala sax dans un mouvement social dans un mouvement culturel ou dans un mouvement artistique su fekkee loolu mooy école de pensée mbooloo mu bokk xalaat ci discipline donnée wala ci activité donnée nañu interroger ndax loolu amoon na ci Cheikh Al-Mali wala déet beneen définition bi ensemble des principes constitués en systèmes qui servent de guide à l'interprétation de la réalité et de l'action est-ce que mën nañu gis ci njàngale Maam Maodo ay xalaat yu lëkkaloo yu nasaxe yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoowee dina xàll yoon ngir jëf joo xam ne dina jëmale penc kanam ndax lii mën nañ ko vérifier ci dundu Maam Maodo bu ñu ko mënee vérifier ci dundu Maam Maodo kon Alaaji Malik am na école de pensée bu ñu ko mënte vérifier ci dundu Maam Maodo Alaaji Malik amul école de pensée nañu vérifier kattanu Cheikh Hadji Malick Sy ci sos école ndax hélas xawma nees koy waxee ci wolof fi ñu toll ci jamono ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla Cheikh Omar ay nit ñoo xam ne ci dëgg-dëgg seenum njàng weesuwul muqaddimatul izziya xamuñu lan mooy pédagogie maanaam njàngle métier la des koy jàng mosuñu koo jàng amuñu benn aptitude spirituelle Cheikh Bachir mi ma doon wax ni ma xale yi de léegi dañuy jàng rek nu ñuy gàmmoo parce que maa ngi gis benn gone mi ngi téye xilaas di jaabante di def ay gestes pour xëy na dafa amoon gàmmu samedi ba muy répété ci alxamis bi muy répété ci àjjuma ji waaw donc ñooñu tey malheureusement ñoom la ñuy tuddee ñoom ñoo naan cheikh nangam Cheikh Abdou Aziz Kébé ay waay te ce niveau yeggul fenn or pour être désigné cheikh dafa am loo war a tontu dafa am ay critères yu war a nekk ci yow critères yooyu du Maam Maodo moo koy waxal boppam donte sax définir na ko Cheikh Bachir wax na ko léegi mais keneen lay bàyyi mu wax lan mooy critère u cheikh
ki may bàyyi mu wax lan mooy critère u cheikh mi ngi tudd Majaxate Kala allazi ala llahi tawakkal wa man li bi cheikhin aalimin zi maarifi tabibin li adwaai lfuaadi musaddadi wa man li bi cheikhin zi ulumin gaziratin yutahiru adnaas alrazaili murshidi yuxiilu nuxaasi xaalis alzahabi alladi yuqallabu bayna annaasi bilyadi falyadi wa man li bi cheikhin bilshariati kulliha basirin bi asraari alxaqaiqi murtadi wa man li bi cheikhin zi xawaariqa jammatin sarayaatuhu tahdi almurida fa yaxtadi wa man li bi cheikhin laa yudaamu muridahu yufarriju gamma alyawmi aw fadaci algadi lii mooy profilu cheikh mu ne lan Majaxate Kala mu ne un cheikh il doit être un gnostique day xam yàlla aarif xam yàlla wax ma xam yàlla ni allahu wallahu alladi la ilaha illa huwa almaliku alqudus alsalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabaaru almutakabir aha kay ay melokaanu yàlla la waaye nag xam yàlla leneen la du xam melokaanu yàlla maanaam du mën a tari les qualités wala les attributs divins du loolu mooy xam yàlla ngay am connexion merci Ahmeda il doit être un gnostique il doit être un érudit encyclopédique ou un encyclopédiste maanaam lii defe naa Serigne Mansour moo ko wax léegi wala Serigne Bachir di wax ni Cheikh El Hadj Malick Sy Xilaasu Zahab du téere bibliothèque la en fait c'est une encyclopédie dafa war a nekk koo xam ne xam nga encyclopédiste mooy liñ daan wax aalimu kulli fannin. sëñ Mansour bi mu laata génn àdduna dafa waxoon ni benn projet bu mu amoon moom mu jël Xilaasu Zahab àtte bayaan ak àtte balaaxa ak àtte urud yi nga xam ne ñoo dajee si Xilaasu Zahab yëpp mu génne ko def ko téere. mais c'est un projet entre vos mains et mes condisciples comme dit Serigne Cheikh yéen a dégg li Serigne Mansour wax c'est ce projet entre ses mains laaj leen ko ko. dafa jël ay tonu téere dëxañ ko ci benn téere. absolument Xaalima Jaxate Kala mu ne kon dafa war a nekk nit koo xam ne dafay xam fànni xam-xam yépp. il doit être un psychagogue waxuma un pédagogue. un psychagogue c'est-à-dire xool nit xam xaala nafsiyam xam xaala ruuxiyam xam misage nafsiyam nga mën a xam ni kii ci misage nafsi bi am na déficit ci facteur sàngam war nañ ko yokkal jox ko un supplément comme ni ñoom professeur Habib di joxe ay supplément ci wàllu lekk maanaam jox la ay comprimés parce que da nga manqué fer wala magnésium wala moom daf lay xool xam ni am na sa ruux lu mu manqué ci gaza ruuxi bi am na lu manqué kooku jox la loo xam ni boo ko defee wala boo ko waxee mu renforcer déficit boobule. Xaalima Jaxate Kala nee na kooku dafa war a nekk un psychagogue capable de transformation catégorielle. Lan mooy transformation catégorielle? Parce que li muy wax yu qallibu nuxaasi zahaban wala yu demee noonu waaw loolu mooy lan mooy Sidi Ahmed kii mu sol tissu bi mu sol coton la woon wala beneen matière coton boobu nga fekk wëtteen woowee nga fekk foofee ca garab ga fa nu koy jaarale wattu ko ëcc ko jaarale ko fañ koy jaarale ba mu dem ca usine ba ñu tàllal ko ràbb ko mu nekk piis def ci ay motif ba mu génn rafet ku xool lii wuute na ak wëtteen wa mu nekkoon bañ koy wat transformation catégorielle boobu la nitu yàlla di def nit mu jóge ci wëtteen nekk Getzner. mooy cere. mooy
donc day nekk koo xam ne dafay am capacité de transformation catégorielle boobule dafay nekk un théologien accompli koo xam ne day xam-xamu sharia yépp mais du xam-xamu sharia bi di ko tari mais dafay xam les subtilités lataif yi les subtilités yi nga xam ne moom moo nekk ci sharia mais surtout les subtilités des manifestations divines parce que sunu boroom ay tajalliyaatam mi ngi ci biir téere bi ñuy tëj mais mi ngi ci biir téere bi tijjee ko te mooy àdduna te boo mënta xàmmee tajalliyaatu borom bi doo xam fan la amee benn jonction entre aaya bi nga xam ne aaya quraaniya la ak aaya bi nga xam ne aaya kawniya la Xalima Jaxate Kala mu ne sëriñ boobu le dafa war a nekk ku intuitif capable de percevoir les inspirations angéliques les allégories de l'inconnu à la place des leurres sataniques parce que am na ñoo xamante ni nii dañuy am leurre satanique maanaam li ñuy tuddee xam nga dafa am li ñuy tuddee ilham malaki ak boo xam ne seytaane koy def am na nafsi seytaan yi ilaahi yi nag moom tabarkalla mais dëgg la donc boo mënul xàmmee la Cheikh Abdul Qadir Jilani nangamal sa borom nangamal la mën na ko tufu seytaane bu bon bi parce que sunu borom bu dee addu tous les éléments du corps ñooy ànd di dégg du nopp rek mooy dégg donc ku mënul fexe ba ilham malaki bi nga xàmmee ko contre ilham seytaan yi boobu la kooku la mënoo nekk sëriñ boo lekkee lu lënt waaw waaw nee na boo lekkee lu lënt mënoo fexe ba xàmmee ilham yooyu le macha allah looloo taxoon Mam Maodo bàyyi woon lekk loolee ngir lënt ga ca nekk très bien léegi moom kii dafa dessiner benn profil moom léegi répondre na ci question boobu la est-ce que Mam Maodo mënoon na def distinction boobu la moom c'est une question boo xam ne vérifié na ko léegi dafa war a nekk protecteur de ses disciples du yoole ay taalibeem du leen yoole du leen di aar du leen di sàmm di dissiper maanaam di seeyal seeni njàqare profil boobu lee du Mam Maodo wax ni nii la sëriñ war a mel daf ni Ma Jaxate Kala moo ni nii la sëriñ war a mel bi muy wut sëriñ la ni moom sëriñ bi muy wut nii la war a mel léegi nag ñun xam nañ ni profil boobu le moom bariwul mais ñun dañuy poser question ndax profil boobu le mën nañ ko gis ci Mam Maodo évidemment bu ma leen ko laajee yéen ñëpp da nga naan ma ah si évidemment Mam Maodo kay noonu la mel mais man dama bëgg keneen tontu keneen kii tontu mi ngi tudd Serigne Aliou Guèye Serigne Aliou Guèye Cheikh El Hadji Malick génn àdduna mu ngi jooy wa man lii bi ixraaji alxaqaiqi naasixan wa man lii bi tadrisi alkitaabi wa musnadi xanaa kooku mi ngi jooy sëriñ boo xamante ni fu mu koy jëleeti boo xam ne mën na alquran mën na xadis wa man lii ek sopp Seydil Hadji Malick defal nii ñu way ko mais bennal ko nag ndax ñu gaaw wa man lii bi tadrasi alxaqaiqi naasixan wa man lii bi tadrasi alkitaabi wa musnadi très bien wa man lii bi tadrisi alkitaabi wa musnadi loolu donc dafay vérifier ni Mam Maodo jàngal na sëñ Aliou Guèye jàngal na ko téere alquran bi jàngal na ko sunna au moins c'est vérifié donc que kon Mam Maodo c'était un maître jàngal na benn taalibe au moins ba taalibe boobu di ko seede mu teg ci waman lii bi warshin waman lii bi warsin bal junayde wala saare waman lii bi aadabin wa darbil mu agadi très bien kon loolu vérifié na ni tasawuf muy qiraa ashari mi ngi noonu muy aqida wa man li bi baslil fiqhi wan nahwi
منطق بيان معنى بديع مسند. jeex na kon vérifié na ni kii c'était un grammairien, c'était un jurisconsulte, c'était un maître en logique genre Bachir Diagne gi jàngale na également la rhétorique muy bayaan ak maani badia. kon loolu vérifié na ni Mame Maodo jàngale na ko. waman lii bi najmin waman lii bi najmin fi nujumi wa musilin usulan Seydil Haaji Malick yaa ma sol usulan Mame Maodo yaa ma sol harodan Maodo yaa ma sol siiratal badri muhidi. kon nga gis ni Cheikh Hadji Malick Sy kon jàngale na astronomie waxuma astrologie astronomie jàngale na usul li tax Sénégal yàqu moom mooy sama maas gi ñooy wax fiqh. or soo jàngulu usul maanaam la méthodologie juridique nu ñuy ràbbee règle de droit lan moo tax règle de droit jóg naka la ñuy appliquer règle de droit su fekkee jànguloo usul bëgg a àtte tabaarkalla te looloo fi am. kon Mame Maodo jàngale na usul lii Cheikh Bachir doon wax jàngale na arut muy métrique naka la ñuy fente aw way jàngale na siira yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. mais nag au-dessus de tout cela wa man li bi bahrin yustaghaasu bi wirdihi wa amwaajihi yarwi biha xulala sudadi mooy wird wi mooy éducation spirituelle bi. wa man lii bi ustaazin yurabbi muridahu bila xalwatin bal himmatin mithla ahmadi moo donn Cheikh Ahmad Tijani Sharif al Fatimi. wa man lii bi taalifin yuzakkiru man mada qadiman ala nahji rasuli musaddadi. kii moo waxal boppam ni dootul gisati ku mel nii te du da koy wax mais da ko jàngal mu récité ko ci texte bu mu teg ci sunuy loxo muy texte bi may lay indi liiral. bu ñu ko jàngalul woon du ko mënee nii ki ko jàngal génn àdduna mu di ko seedeel lii seede bi doy na attestation que Cheikh El Hadji Malick Sy jàngale na lii. pourtant kenn mënoon na ma wax mais écoutez kii bi marsiya la rek xam nga marsiya day ànd ak émotion donc ki doon wax émotion am rek la waxe mais mën na am yeggul foofu d'accord loolu mën na nekk mais ma laajaat keneen est-ce que am na keneen kuy tontu lu toll li Serigne Aliou Guèye wax ma laajaat keneen ma gis ku ñuy wax Serigne Adi Touré mu am lu mu wax ci Cheikh El Hadji Malick Sy nañ seet ndega méngoo na ak li Xaalima Jaxate Ka la waxoon. lillahi darruka min cheikhin yadullu ala mawlaahu qawlan wa fi'lan yabna uthmana kam aabidin zahidin kam aalimin wara'in kam saalikin waasilin lawlaaka ma kaana. kam aabidin zahidin kam aalimin wari'in kam saalikin waasilin lawlaaka ma diflani kam silta kam xista kam basarta kam wala kam wa kam summa كم أرسلت سيدي حاج مالك فكم وهبت مئات كم وهبت ألوفا كم وهبت برساقي سيدي حاج مالك كم سلتك استبصرت كم ولا كم وكم ثم xam nga dama doon bañ ñëw fii di wax ay légende bugguma ñëw di wax ay léeb bugguma ñëw di def ay récits yoo xam ne man maa ko ràbbal sama bopp wala sama baay wala sama maam dama bëgg ñu def lu historique ñu wax ay fait ay jëf yoo xam ne lu nit mën a teg bët la lu nit mën a làmb daj la Serigne Adi Touré bu ne
ñaata jaamukatu yàlla ñaata nit yu jeex ci yàlla ñaata boroom xam-xam yu bàyyi seen bopp ak seen boroom moo am yoo xam ne yow Malick yow Maodo boo nekkul woon def ci ñoom loolu duñu ko doon moom ci boppam lay tàmbalee moom Serigne Adi Touré huwa aalimun huwa zahidun huwa wariun huwa lawla Cheikh El Hadj Malick Sy maa kaana mu tëb yi mu wax yépp ni Mame Maodo def na ko muwaddihan kulla ishkaalin ala alfuqaha min alshariati xata bayinan kaana wa faariqan kulla axwaalin mushabahatin min alxaqiqati lissuufiyi furqaana mubayinan kulla maanan daqa mandaruhu min altariqati lissullaaki tubyaana fa asbaxa alyawma diinullahi muntasiran wa shaakiran saayaka almashkura juzlaana. C'est le résultat wu Cheikh El Hadj Malick Sy moom mooy lii nga xam ne moom la ko Serigne Adi wax ni ko tey l'islam est victorieux. Victoire u l'islam mi ngi jóge ci sa méthodologie bi nga tëral ak sa école de pensée bi nga xam ne yaa ko def ba ñépp nangul la maa bayna Hawsa wa Saalum qul wa Fuuta ila Kajurina kulluhum yuhyawna adyaana fil kulli. C'est un fait, c'est traçable. La dame là qui a fait sur les traces de Cheikh Ahmed Tijani, Ahmed Tijani Chérif al-Fatimi, à travers ses zawaya, cette dame ci biir catalogue bi boole na ci lii waa ji di wax fil kulli minhum zawaya minka mansha'uha laha dawiyun bi dhikrillahi mawlana. zawiya yi nga xam ne tey Ndakaaru, Ndar, Thiès, Fuuta fu nekk mi ngi sosoo ci centre boo xam ne Mame Maodo moom mooy centre bi mu nekk une ramification de son école boo amul ramification classe la classe la kii je dis lii lenn la ci melokaanu Mame Maodo yu Serigne Adi wax daf ni c'est un guide qui conduit vers Dieu, c'est un professeur encyclopédiste, c'est un exégète du droit musulman, c'est un révélateur des subtilités de la gnose. Quel est le résultat de cette école de pensée? Le triomphe de la religion, l'existence d'une élite de fraternité. Antum, vous. Le maillage du territoire. Toute religion, toute région et ethnie confondue avec les temples pour le savoir et l'action sociale. Les zawaya ou les zikr retentissent, ce sont des centres de diffusion des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être. Et Maodo en est le centre. mbokk yu tedd yi su fekkee laaj nañ leen bis maanaam ku waane bu leen laajee ku soof bu leen laajee ndax voilà bu leen n'importe quel vagabond des médias bu leen laajee ndax école Mame Maodo am na, vous lui répondrez de manière claire et exquise, interrogeons les faits. Sëriñ bi dafa nekk ci yitte kon ma tànc lenn li ma tànc ko wax ni nit ki le fondateur ñi mu àndaloon di le nu mu tuddeeti le collectif ñi mu bokkaloon la doctrine di doctrine malikite ak tijaniya dafa am fu ñu ko waajale loolu tamit du lépp c'est un site place la bu nekk ci biir Sénégal bu am aw tur nekk ci benn gox Kajoor wetu Ngaay wetu Kel Njarnde la tudd du lépp ña fa nekkoon du ñu lépp nit ñu xam lañ xam fa ñu cosaanoo xam fa ñu dëkk xam la ñu fa jànge xam ba ñu génnee fi leen Maodo affecté bari na ñu jógee Tëngéej Maodo affecté leen Caajaay mën nañoo tudd ñii
sunu maam Alxaaj Rawaan, l'ancêtre de notre moi-même Magee Njare kenn fentu ko, Malick Sarr Buudi kenn fentu ko, Youssoufa Diop Jaksaaw kenn fentu ko, du lépp Abdou Fati Ñang du lépp, Mor Xujja Si du lépp, Mor Binte Si du lépp, Wàkk Ba surtout Maba Jaxu Ba du lépp, Pedre Diop fii ci Ndakaaru du lépp, Cheybatu Fall du lépp, Moubarak Gaye ca Gànjool du lépp, Sëriñ Aliou Guèye mi doon wax ju neex ji du lépp, Cerno Kanji fële ca Njaareem du lépp, ca Jurbel du lépp, Baba Jong du lépp, Amadou Anta Samb ca Kébémer du lépp, Cissé Touré ca Fass Touré du lépp, te dama jëy tudd ñii rek. lii mooy école lu Maodo ca Njaarnde, mouvement collectif de recherche dans un environnement sociologique donné autour de valeurs communes partagées avec une forte cohésion. Existé na wala existé wul, bu existé wul woon ñii duñu fi toog ak yeneen i mbooloo yu mel nii. Cheikh Saadu Abihi way na ko. Cheikh Saadu Abi maanaam Cheikh El Hadj Malick dafa am ñaar ñu ko sedde, kenn ki muy Cheikh Saadu Abi représenté lépp luy qadriya, Serigne Mbacke Bousso représenté lépp luy murit. Donc seede la yoo xam ni reste ci mën a madarisu fi l ilmi xayru madarisin wa awraaduhu fi l werdi ma misluhu werdu. jeex mën na maa conclure foofu. bëggoon naa ñu dugg ci la fécondité de la pensée de Maodo, parce que Cheikh Hadj Malick Sy, Serigne Mansour, Cheikh Hadj Malick Sy c'est un homme bu yéeme. École day am doctrine fondé na ko, day am ñu fay jànge am na ko, day am ay téere yi ñuy jàng muy ñëw moom moo fent téere yi muy jàngale. da ngay jàngale siira mu fent téere li nit ñiy jàngee siira, téere yi nit ñiy jàngalee siira. da ngay jàngale rhétorique mu jël téere siira boole kook rhétorique muy nuuniya bi rabasle ko, wax na ko sax d'ailleurs ci introduction bi. da ngay jàngale arut mu boole tasawuf ak arut rabasle ko. da ngay jàngale miraas mu defara ko. da ngay jàngale sarf mu bit, c'est-à-dire Cheikh Hadji Malick Sy le manuel, parce que jàng day ànd ak manuel, même nu ñuy jàngee, c'est-à-dire lu lay faciliter nga jàng boo xam dina la amal njariñ ak nooy jàngalee, loolu sax Cheikh Hadji Malick Sy daf ko fen. Écoutez, chers amis, si une école c'est un fondateur, c'est une doctrine, c'est des disciples, c'est des manuels, c'est des productions, si Cheikh Hadji Malick Sy n'a pas d'école de pensée, l'école de pensée n'existe pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf Abdoul Aziz. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est comblé. waaye leen rek lay wone, les deux panélistes ñooy doomu mag ñi. Sam baay daf ma daan wax doomu mag ñi. ñoom ñaar ñëpp ku gis seen xar-xaru kanam gis seen ay waajur, seen maam wala seen baay wala seen waajur bu jigéen. lawlaa kaana min alquruuni min qablikum ulul baqiya yanhawna an ilfasaadi fi l ard illa qalilan mimman anjaynaa minhum wattabaa alladina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin wa ma kaana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun. yàlla nee na ahlul baqiya, dama bokk ci benn organisation internationale bu tudd ahlul baqiya, mais ahlul baqiya yàlla moo ko firil boppam. yanhawna anil fasaadi fil ard illa qalilan. ahlul baqiya, ahlul hikma, ahlul aql, ahlul ilm, ahlul tamyiz, fa ja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. ñooñu nag ñoo fi daje tey. li nga xam ni moom la ñu doon seen ay maam desewuñu puso bi mu réer. Plus de 4 heures d'horloge. Ils nous ont entretenus de la profondeur de leur pensée. fàttali nu lu bare bare. fàttali nu itam ni
si wax ak si jëf wasbir ala ma yaquluuna wahjurhum hajran jamilan zarni wal mukazzibina uli ni'ma wa mahilhum qalila inna ladayna ankalan wa jahiman wa ta'aman za ghassa wa azaban alima yàlla nee na yonent bi muñal de na nga muñ liñ lay wax am na ay yonent yu fi jaaroon wax na leen lu raw lii waaye matal nañu seen mission waaye jàppal ni luñ la wax rek waxuñu la ko man lan ko wax man mii ñu koy wax nag am naa lu mu ko faje waaw kon lu nu mënti dégg si temps yi te loolu taxul conférence su tey bi jóg yàlla tontu na si ba pare waaw wasbir ala ma yaquluna waaw wasabbihu bi hamdi rabbika sëñ bi dañuy wax ni boo fekkee jiiroo nga góorgóorlu bokk ci ñi rëkk te bañ a bokk ñi rëkkaat jërëjëf wasbir ala ma yaquluna wasabbihu bi hamdi rabbika qabla tuluu ash-shamsi wa qabla ghurubiha nee na su fekkee ne mënoo ko mu jëlal sa kurus ngay wér su fekkee ni liñ lay wax mënatoo ko supporter waaw ngeen wan nu nag aspect El Hadji Malick amul kenn ku nga xam ne kii pëndal nga sa tànk wala nga pëndal sa ay dàll ñëw fii te amoo li nga xam ni moom moo doon yaakaar nga ñëw fii fekk fi kon nag ñu ngi leen di sant yéen panélistes yi docteur Bachir ñu ngi lay sant docteur Abdou Aziz ñu ngi lay sant lii yépp nag su fekkee ni am la mooy am un groupe de panel ñi nga xam ni ñoo créé association bi initiative bu nu mënti jël mubaadara bu nu ñoonti jël dañu ñëw waxtaan kat man mën leen jaar leen fii ñu jaar fii suñ demee jaar fi mu leen jaarloo ñu dem ba ay obstacle ay hawaiq daan dellu siwaat sur le choix du thème man j'avais un autre thème mais ñoom ñoo ñëw ni ma sa thème bi daal la fécondité de la pensée de la ñun moom la ñu def ci tey panel man leen d'accord nag yan ñooy panélistes yi ma orienté leen si Bachir orienté leen si Abdou Aziz orienté naa leen sax si ñeneen waaye déjà lii ñu def tey temps bi maylu woon sax ñu def loo xam ne moo ëpp loolu kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax xale yi nga xam ne ñoo taxawal lu rëy lii ak yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoom ñoo bokk xadara Seydi Hadji Malick bokk ñoom xadara Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ñu woote ngeen feesal salle bi feesal bu nga xam ne bi man bi ma dalee di ñëw fii si salle bi ba tey mësul feese nii ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax waaw wone El Hadji Malick dans tous les aspects El Hadji Malick xam nga lu tax mu doy waar El Hadji Malick 19e siècle la bind waaye dafa bind lu nga xam ne lii téere yi génn tey au 21e siècle Seydi Hadji Malick tontu na leen waaw te yépp si histoire la kon ñun kenn duñu jàngal histoire dafa am benn waaye benn ndaw su jigéen bu bind ni les derniers jours du prophète mais soo jàngee les derniers jours du prophète nga xam ni si faslu bu mujj bi si xilaasu zaab Seydi Hadji Malick tontu na yëpp waaw parce que je suis en train d'écrire contre ce bouquin-là commencé pour répondre à cette dame. Absolument les orientations bi nu mën joxe rek c'est que Seydi Hadji Malick les derniers jours du prophète li mu bind si waama ufdiya waaw ak Seydi Hadji Malick li mu indi ni min dahshatin axaru dafna nabi waa ji dafa wax ni mujj dund Seydi Hadji Malick ndaw si kenn du ko nettali si siira Seydi Hadji Malick jël le 30e chapitre ba mu jeex takk li dame bi doon refusé yëpp Seydi Hadji Malick tontu na si depuis le 19e siècle benn par benn lépp la tontu mu toog ba mu neex ka mu bindaat beneen livre bu tudd les xulafa rachidin ñun ñu tuddee que les guides bien les califes bien guidés moom mu tuddee que les califes maudits Seydi Hadji Malick tontu sur un problème historique parce que El Hadji Malick dafa am son école d'histoire am na école de pensée mais dafa am son école d'histoire mu am benn problème bu am dans la sira ñu bare dañu ñëw waaf lu tax yonent bi jóge fi waxul kan moo koy doon waxul ni Aboubacar la waxul ni Omar la waxul ni Ousmane la waxul ni Ali la ñoom ñëpp tudd si kenn waaw lu tax mu ni waskuru ashara nabi li annahum xilaafatuhum
بعد النبي جميل الله وأذكر أسهار النبي لأنهم خلافتهم بعد النبي جميل. xam nga li doy si waa bi Seydi Hadji Malick ni muy bindee ashaaru nabi la war pourquoi waru xulafaa u nabi ashaar mi ngi réglé benn problème bu nga xam ne bi si la réglé wu ko c'est un problème d'histoire kon Seydi Hadji Malick a sa propre école d'histoire pourquoi mu ngi ashaaru nabi pourquoi ay goro nabi pourquoi waxul xulafaa u nabi parce que mi ngi réglé benn problème yonent bi mënu woon wax naka Aboubacar doon su ko doonoon ñu duut ko baaraam ndax mooy bàyyu Aïcha mënu wax naka Omar doon su ko defoon ñu duut ko baaraam li ñu doon wax la dévolution monarchique du pouvoir bi nga xam ne moo daaneel Ablaye Wade yonent bi sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle l'a évité waaw mënu woon wax naka Aboubacar doon mënu woon wax naka Omar doon mënu woon wax naka Ousmane doon su ko doon noonu ñu ni li muy denc Umu Kalsoom moo tax mënu wax naka Aliou denc mbax Aliou mooy denc Fatima mais loolu yëpp mu tëb ko Seydi Hadji Malick indi leen benn par benn daan ni doon noonu yonent bi doon bu rafet a rafet indi leen kenn par kenn wax seen xilaafa d'une manière extrêmement belle Seydi Hadji Malick loolu lay liggéey l'école de Seydi Hadji Malick c'est d'abord des textes d'une valeur incroyable du point de vue de la maîtrise de la langue arabe, du point de vue de la maîtrise des canons de l'écriture de la langue arabe. moo tax Paul Marty wax naka ne wër na sëriñ yi fi nekk yëpp maîtrise bi El Hadji Malick am si ni muy bindee amul benn sëriñ bu ko waaye li gën doy waar si famille boobu bala ka keneen di tagg wala ka keneen di xam nga da ngay am critique littéraire da ngay bind sa benn œuvre mu am critique littéraire mais day génn famille bi waaye si Xilaasu Zahab si Hadji Malick dafa bind Xilaasu Zahab sëñ Babacar ñëw bind taqris bi mu bind Kifayatul Raghibin sëñ Babacar ñëw bind mu bind Ifham Munkari Jaani sëñ Babacar ñëw bind mu bind Nuuniya sëñ Babacar ñëw bind critique littéraire bi bala muy génn famille bi ñoom seen bopp ñooy génn waaw yaa man dara annahu maxsuusul amdaaxi sëñ Babacar ay bind bi ma xawat min sifaati shawqi islaaxi waaw jultul mawaamiya juttul maala fi talabin waaw ne maa xuusi manding yi cheykhan yurini lépp lu ma am si alal dépensé naa ko kan laa doon wut benn sëriñ bu nga xam ne bi dañ ma yóbbu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Babacar xasida bu gudd la si def bi mu bindee Kifaayatu Raghibin xasida bu gudd la si def mais sa maam Mansour ni ka lan waaw fardun ala al ibni sukurul walidayni wa anatal walidul barru ya ustaadu ñoom ñëpp mën nga leen jël kenn par kenn jël sëñ Cheikh def na si maamam benn xasida bu nga xam ne bii ni mu rafetee dafa jéggi dayoo loolu mooy l'école de El Hadji Malick Sy waaw école la bu nga xam ne bii mooy sunu chance ñun moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm dama kontaan parce que man sans problème yëpp depuis 2 mois moom nan la ñuy fexe ba remplir parce que fii xam naa ni neexul remplir waaw moo tax damay kontaan waaye nag vous n'êtes pas venu pour rien qualité li ngeen dégg muy seen beesu nopp comme maa ngi leen remercier bu baax a baax waaw leen remercier bu baax a baax wa ma kaana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun seen maam yéen yàlla ne su ma demee bay duma sénégalais yi su ma leen bàyyee xel dellu gannaaw ndax am naa ñu leen rusé nekkatun fi waaye ñu ngi nuy aar ba tey loolu la ñu vivre tey ñaan yàlla xale yi nga xam ne ñoo ko organisé te man ma kontaan ci ñoom Badou Kébé ak xale yi góor ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité bi avoir été capable d'organiser ça dem nañu képp ku nga xam ne kii da nga bokk ci kër Seydi Hadji Malick dem nañu seeti la képp ku bokk sama kër maam Sëñ Touba dem nañu seeti la képp ku bokk ci yeneen famille yi dem nañu seeti la pour wone ni tey fii tey feetu islam la feetu xam-xam la iidu saqaafa wa iidul ilm moo fi am tey waaw ñu leen sant nag di leen gërëm man dama am benn contrainte lii ma def fii waa Louga ñu ngi may xaar
danaa jóge fii dem ba Louga xam nga nag Moustapha Dia nee na mi ngi may jiitu moom ñëw na ba fii te moom mooy organiser li ne mi ngi may jiitu waa Louga ñu ngi may xaar su ma fa demee dinaa fekk lu mel lu day nii wala lu ëpp lii lépp nag di école Alaaji Malick Sy waaw li may tëge rek mooy góor gi Samba Yacine Sey dafa woy Alaaji Malick nan la ko waxee tee sax njool faana waaw di xaajooy si lambeel Sénégal Maodo yaa wane loori diine ama njool faa waaw waaw ay lu la tee di xaajooy si waaw waaw lambeel Sénégal Maodo yaa wane loori di jaxaay lu la tee di xaajoo si la ko sunu maam Samba Yacine wax xam nga jaxaay dafa nekk picc bu nga xam ne bii dafa nekk fu sore foofu nag lay tag mu ni ko sëñ Hadj Malick yaa fayte kaw ñëpp pourquoi doo xaaju mu ni ko bàyyi rek ma tagg yàlla bàyyi rek ma bàkk yàlla ni ko yàlla su fekkee ni dem nga Màkka dafa ni bala ngay ñaan nag ma bàkk waaw labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak yàlla ne bala nga may ñaan bàkk ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nag ma bàkk ba pare door a may ñaan soo demee Màkka bàkk ma door a may ñaan si Hadj Malick ni ko bàyyi rek ma bàkk yàlla waaw lu mu yàgg-yàgg dana am ñu nga xam ni daan dóor seen dënn bokk si sama kër barki dem laa dem Palma ay njaboot si Hadj Malick laa fa fekk ma dem Marbella njobootu si Hadj Malick laa ko fekk ajuma ma kalif bi ñoo nekkoon Paris njobootu si Hadj Malick laa fa fekk dimanche yu ñu def conférence njobootu si Hadj Malick lañ fa fekk fii njobootu si Hadj Malick ak képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah maa ngi nii jëm ba Louga su ma demee njobootu si Hadj Malick laa fa fekk ëllëg ma dellu si waa Thiès si Jaxaaw njobootu si Hadj Malick laa fa fekk waaw kon nag xaaju na dama dem Allemagne fekk fa benn sëtu Massamba Yacine muy organiser benn gàmmu bu rëy ma ne que li sa maam bëggoon seen Hadj Malick def ko yaa ngi koy defal seen Hadj Malick ndax lii mooy xaaju ñëw ba si fi buq'il kufr waaw fi buq'il kufr ngay wax Alaaji Malick te kenn du bouger waaw kon nag loolu rek moo ñu fi indi woon ñu leen di sant di leen gërëm di baax a baax lii nag su fekkee ni am na bëggoon naa ouvrir le débat je vais donner à Ndiaye Aman Ndiaye mu sànni si ndax si panel bi la bokk ndax ñoom ñooy cosaan waaw maamam Aman Ndiaye ma béy ak maamam maam Samba Jéeri Jang waaw dafa may Aman Ndiaye ma béy maam Anta may Seydi Hadji Malick maam Yacine Jang maamu kii zawiya bi ngay gis Ndar Ablaye Seck maamam moo ko jox ma bëggoon rek su ma waxee remerciement yi ba pare ñu may ko rek lu toll si 5 minutes ñu daal di ñaan ma dawanteeg yoon wi ma dàqanteeg yoon wi pour que au moins balaa kàttan gi di jeex su ma demee Louga waaw lu jar salaamaaleykum dama doon ñaan sëriñ bi rek du ragal mais di tuuma rek la am na benn audio buy circuler ci àdduna bi yëpp ñu bind ca docteur Bachir Ngom du man xaw ma ban Bachir la waaye du wuy Alaaji Lamine jur Alaaji Rawaan jur ko muy taaliba Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala du ma tontu kenn du ma xas kenn maa ngi ci tarbiya Cheikh El Hadj Malick kon nag ñi ngi sant bu baax a baax ki nu parrainel bés bi di sëñ Mbaye Sy Abdou def na si alalam des na ci loxoom te lu mel ni sa maam sëñ Babacar ne ku si dugal loxoom rek jëriñu ñu ngi nuyu union yeen ak union Pikine qui ont fait cette forte mobilisation ñu ngi sant di gërëm toute la xadara malikiya ñu ngi sant di gërëm action daara ji par sec ñu ngi sant di gërëm jeunesse tidianiya Malakiya ñu sant toute la famille de la Khadra
de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha bureau fédéral bureau jumelage ñëpp ñi ngi sant di gërëm Pape Sarr bi nga xam ne bi affaire restauration bi yëpp moom moo ko yore ñi ngi sant waa soppey sëñ Babacar Sy ñi ngi sant projet xale lu Maodo yi ñi ngi sant groupe Lay groupe Lay les organisateurs et toutes les entités de la famille toute la presse l'ensemble des collectifs di leen sant yéen ndax yéen a ndey mbi ligi wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih tey su fekkee ni tey jataay bi am na taar yéen ak taar le collectif international des Tidianes ñooñu ñëpp dugal nañ seen loxo ak ñeneen ñu si dugal seen loxo ni buñ leen tudd lu ngeen mën ren yal na ngeen mën dewoon lu ko ëpp yal na yàlla yàggal teraanga seen loxo te yàlla bu leen jéem lu ngeen tële collectif jeune bi nga xam ne ñoo organiser lu rëy nii at mu nekk lépp luñ si def ren yal nañ def lu ko ëpp déwoon ma bëggoon jox Njaaye mu am na ñeneen yu nga xam ne ils avaient demandé la parole mais day xat maa ngi tooñ suñ si yokkee dara rek dinaa tooñ waa Louga parce que maa ngi jógee fii il me faut au moins 4 heures de route il est presque 20 heures donc minuit laa fay àgg xanaa dañ koy far def gàmm rek su ma demee ngeen may ma rek jéggal ma si loolu Ndiaye vous avez la parole lu gàtt 5 minutes Ndiaye mais il faut mu wax maamam moo ma jàngal alxuraan sëñ maam Ndiaye bismillahi rahmani rahim maamam tam moo jur xale yi nga xam ne ñoo jàngalee sa kër sëñ Moussa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp balaa may agsi ci ngërëm yi ma ameel Serigne Mansour ma jéggalu leen ci liñ ma sant nii ma war ko def ma wax leen tey nii laa mës toog ci mbooloo mu toll nii tiit li ma tiital bokk na ci ki nga xamee ni moo tax ma jóge Thiès ba ñëw fii muy sama maam Alxaaj Malik radiallahu anhu ndax wax ci moom mënoo wax ci moom te xeetu xam-xam yi nga xamee ni mbokk yu baax yi di Bachir ak Abdul Aziz tudd nañu fii nii yooyu yépp Xaaj Malik pegoon naka te yow xam-xam yooyu benn xamloo ko ci nga bëgg wax ci kooku problème am na beneen problème bi ma tiital mooy bu ñu waxee Bachir dañ ciy jiital docteur Bachir bu ñu waxee Abdul Aziz dañuy jiital docteur Abdul Aziz Mohamed Ndiaye nag dañ naan Ndiaye rek kooku tam jar na tiit waaye li ñu am ci gànnaay mën nañu may quand même ñu wax loo xamee ni dina dolliku njàmbaasu ci waxu mbokk yi di Abdul Aziz Mansour ak Bachir 5 minutes dina tuuti pour ma dooree ci door bi parce que hasard amul ci jotaay bii nii sànq wax naa ko Mansour ni que tuutee ko ñun ñii ñu sant Ngom ndax sama maam bi jox Seydi Hadj Malick radiallahu anhu bërëb bi mu tuddee Umu Zawaya sama maam boobu maamam Alaaji Rawaan Ngom moo ko dugal ci bàmmeel tënj na ba moom bu góor deen doon tënj maam Alaaji Rawaan tënj na sama maam Mare Sul Coor te loolu mi ngi amee ci jokko go xamee ni jokkoo woon na ak maam Maodo mu koy jàngal mu doon taalibeem boo xamee ni dégg naa ci mag ñi ñu ni maam Maodo àgg naa ci Alaaji Rawaan ni rawaan raw na leen kon kooku dool woon koo xamee ni kii ci quartier bi gobi la moom Alaaji Rawaan ci ponkal yi la bokk donc bu ñuy cité ñi maam Alaaji Malick école am ñan ñoo fa génne maam Alaaji Rawaan dañ ko war a cité en haut lieu loolu moo nag waroon nekk doorukaay bi mais doorukaay bi ngërëm lay doon ci Mansour mii
parce que lu mel nii képp koo xamee ni kii woo na la ci rek bëggal na la yiw boobu nga xam ni daañ ko fi jëlee te wóor na ma ni daañ ko fi jëlee yaa nañ ko yàlla boole ñun ñëpp yéen ñi mu tudd fii ñëpp te ngeen bàyyi ko ci gox yu fasantikoo ci réew mi te ñëw ngir jotaayu Maam Maodo bi yal na yàlla def yiw yooyu ñun ñëpp ñu bokk ko te yàlla ci mbaaxam mu fulal ñu ko doon suñu fóotukaayu bépp bakkaar doon itam xëccuwaayu bépp yiw kii di maam alxaaj Malick radiallahu anhu dama waroon wax Moodu Malick après ma ni Malick après ma ni alxaaji Malick après ma ni Maodo Malick loolu ay tegtal la rek pour wax ngëneel yi nga xamee ni nit ki mi ngi dox di ko accumuler ci doxam jëm ci yàlla di yóbbaale yeneeni nit ñu koy jox ay grade ñoom nit ñi yoo xamee ni yàlla moo leen di xiirtal ñu jox ko ba tax na am na loo xamee ni bëgg naa ñu teg ci baaraam tuuti mooy wilaya Seydi Hadj Malick parce que man bu may dégg ñuy wax ci xam-xamam rek yem ci daf may jaaxal ndax moom wilaayam en fait moom moo feeñal lii lépp wilaayam moo ko feeñal donc suñuy wax virginité wilaayam man daf may xaw a jaaxal quoi franchement parce que xam nga wilaaya weesuwul nga mën a jël lépp loo xamee ni lii dex la walla géej la ak ruisseau ak lépp loo xamee ni dana drainer dara li muy drainer mooy lan li ma bëgg a wax mooy lépp loo xamee ni mën na yóbbu l'amour au vrai sens du terme. Je ne veux pas parler de cet amour-là qu'on a vulgarisé humainement bëgguma ci wax du boobu laay wax parce que kooku matul dafa manqué waaye amour bi nga xamee ni moo tàbbi ci xol yi ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu wala Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Maktoum rahimahullah bu musaan taxaw ci kanamu nit ñi bu waxee asalaamaaleykum rek ñëpp kontaan commencé di tàccu yéen ñi toog fii yëpp bëggu leen Mansour Sy mii dem bëggu leen mu dem Louga bu leen doon seen sago mu toog fi rek ba keroog muy jóg ni sonn naa yéen ñëpp ngeen toog wala ngeen jóg ànd ak moom loolu wilaaya moo ko mayee wilaaya Maodo goo xamee ni feeñ na jiitu ñuy wax lii yëpp feeñ na jiitu muy jóge Ndar di dem Njaarnde Ndar googu nag laa leen bëgg mosal tuuti pour dëggal wilaaya gi waaye daal ngeen xam ni ku wax ni alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mumidduna bil wujudi al badri zil qadami daal leen wa innahu damay bàyyi bay abyaat yi topp ci diggante wa innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabil alami ma bàyyi bay abyaat yi ci topp ma ñëw ci muhammadun nuuru abdallahi shaybataha shimin wa abdin manafin maa qusayihimi kilaabin marrata kaabin wa luwayin wa gaalibin wa fihrin wa malik nadrati lkarami kinaanatin wa xuzaymatin wa mudrikatin ilyaasa maa mudarin gamraa sirrihim ba ci addid midaaran maadan muy drainage bi ma la doon wax ñu limité la su fekkee ni da nga war a wax lu bare te man mënuma résumé dafay xaw a jafe waaye li ma bëgg wax rek mooy Seydi Hadj Malick ci leer la indee nit ñi ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo indi bëgg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif moo indi itam bëgg alquran moo indi bëgg diine kooku ku amul wilaya mënoo ko def ku xam ni sa wilaya feeñul itam mënoo ko def loolu daal mooy sama seede bi ma doon indi ci waxu mbokk yi nii li may dolli ci wax ji mooy université Seydi Hadj Malick radiallahu anhu su fekkee ni dañu toog ba léegi am ñu ci dir duut baaraam ñun ñii ñëpp am nañ ci responsabilité parce que bul fàtte fekke nga Ndar
Zawiya El Hadj Malick radiallahu anhu mu nekk université boo xamee ni fu nekk ci sous région bi doomu aadama doon na fa jóge ñëw dëkk fa waa Ndar di leen dundal ñu nekk fa di jàng di dundal zawiya bi di dundal diine ji te jànguñu fa benn xeetu xam-xam boo xamee ni bu élémentaire la xam-xam yu haut niveau lañ fa jànge xam naa fa ñu bare ñoo xamee ni jàngal nañu ay kaang yu mag a mag a mag ci Ndar te ci université Seydi Hadji Malick bu Ndar lañu jóge waxaguma Njarnde waxaguma Tiwaawoon waxaguma yi nga xamee ni ñooy école yi nga xamee ni ñoo sosu ci gannaaw loolu kooku ñi nga xamee ni ñooy njaboot gi Mansour surtout yow nga xam ni Bachir wax na ko léegi nii Abdou Aziz tam wax na ko ni yaay doonoo Seydi Hadji Malick ci fànnu xam-xam ak bëgg xam-xam ak tasaare xam-xam kooku day nekkaat ci sa responsabilité université yooyu ñu jëmmal leen mooy ñu fekk si ñu moderniser ko ay borom xam-xam di ko saytu ñu jox ko ay responsable ñu yore ko di leen rendre compte yéen yi nga xamee ni yéenay ndono yi lii di nga xam ni yow tu n'es pas qualifié pour parler de ton grand-père loolu itam d'accord uma ci mi ngi mel ni nga thésauriser ci banque ba am alal ju bare certes alal jooju bu fekkee ni dafa nekk ay milliards yow mi ko fa déposé moomatuloo ko ndax banque bi su ciy lebal Ahmada wala man mi doo ko yëg te sa kayit boo fa demee toujours chiffre ba nga fa bindoon yow sa chiffre boobu lañ lay bindal te ndax xam de 1 milliard nga fa amoon lebal nañ ci 200 millions yoo xam ne yëguloo ko capitalisation mbaaxu mag ñi foofu la àgg ñépp ñoo ci xaj imma ñoo leen jur wala ñu leen jural lañu ñooñu ñépp a ci xaj kon ñépp a ci war a wax ñépp a war a wax ci Seydi Hadji Malick ñépp a war a tasaare xam-xamam ñépp a war a wane li mu jàngale ñépp a war a wane école am mooy lan Cheikh Saad Bou radiallahu anhu bi nga cité léegi Cheikh Saad Bou bind na 20 téere bind na ci domaine yépp bind na ci Cheikh Saad Bou moo ñëw fii Tiwaawoon bi mu ñëwee Tiwaawoon xaadir yi nekkoon Tiwaawoon dañ ko gàttandu ak ay tabala loolu dama ko ci njàmbaasaale bu mu ñëwee daf leen laaj lu tax ngeen di tëgg tabala ñu ni ko dañ la ko terale mu ni bés ñi tey na dakk donc xaadir yi ñu ngi tox daf leen tere tox dafa wax tabaaka xaraamun daf ko wax ñetti yoon tabaaka xaraamun yooyu Seydi Hadji Malick bi mu ñëwee nag Tiwaawoon dafa ni El Hadji Malick radiallahu anhu moom daal daaraam mësul gis daara ju ni mel daaraam moo gën ci daara yi wérdam bi muy wérd mësul gis wérd wu ni mel te kooku ponkal la woon moo xamee ni ñoom dañ doon joxe wérdu tijaan moo wax leen ko tey c'est Cheikh Saad Bou daf doon joxe wérdu tijaan te mi ngi ko jëlee ci Cheikh Mahamad Fadal maamam Cheikh Mahamad Fadal mi ngi ko jëlee ci Cheikh Mamina wala Maawal Ayni kooku mi ngi ko jëlee ci Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ci loxoom directement amoon na werante bu amoon fii ci Ndar ci Sénégal diggante xaadir yi joxe werdu tijaan ñoom comme ñoom ak ñoom seen werdu bopp ñuy boole ñaari werdu di ko joxe am ku leen bind fii ci Sénégal di leen laaj lu tax ngeen di joxe werdu tijaan ñoom loolu la ñu lay dañ ni Cheikh Ahmed Tidiane moo leen ko jox ci loxo boppam ci silsila boo xamee ni ñeenti chaînol kooku moo ñëw taggee Seydi Hadji Malick ci Tiwaawoon loolu rek doyoon na seede aqul qawli hada wa astaghfirullah aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh dafa dañu am gan gu rëy si ñun nag mooy suñu bàjjen Fat Si bu sama Abdou Aziz Si Dabakh xàmmewuñ ko woon sax waaye soxna si sa teewaay rafetal na jataay bi da nga nekk suñu bàjjen ba pare nekk suñu xarit waaw fonk loolu njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si Malick ñu ngi lay sant si di la gërëm bu baax a baax di sant itam les rapporteurs les Mao Ndiaye ak les Serigne Mbaye Ba di sant ñi fexe ba nu am salle bi ak diir bi ñu ko amee ak ni mu feese
te faciliter nu yëpp fala bu dañu sant leen gërëm leen yal na yàlla fay leen yal nañ fi yàgg ñëw di leen fi yàgg fekk sama xarit Ibrahima Thioub ñu ngi koy sant bu baax a baax ma bëggoon rek ñaan Njaay ñaanal jërëjëf طيب وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وإلى كل خير سبيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين قليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون Asfiyahi leeru Tiwaawan